Dakar Midi ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm ak salaam ci bés bu tedd gii di yowmal juma ñu ngi vendredi 5 octobre 2018 mu di mbégte ci ñun saa su ne ñuy jàkkaarloo ak yéen ci seen chronique jantal mara di def ay njàngat ak taxaw seetlu ci xew-xew réew mi mu mel ni bu aljuma jotee dafay doon bés bu màgg ci jullit ñi ndax it julli yowmal juma gi ak ndaje bennoo maanaam jullit yooyu noonu ci bés bi dafay doon lu symbolique moo tax bésu tey moom toujours suñu xel dafay dem ci mboolem maanaam doomu aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ne ci communauté musulmane bi waaye rawatina àddina ndax ñaan yeeg lépp moom luy defal jàmmi àddina defal jàmmi Sénégal Afrique ak sous-région bi yëpp moom lañ ciy sàkku yal na yàlla defal ñëpp jàmm ci bés bu tedd gi di ñaan yàlla daal def Sénégal jàmm ndax moom la ñuy ñaan te moo nu tax a jóg itam ci yitte yi ñuy daj ci jàkkaarloo ak yéen ci def taxaw seetlu ci seen chronique jantal mara mu mel ni démb doonoon na bés bu màgg ci étudiants yi ndax ginnaaw gi njiitu réew mi ñëwee fi woon ay jamono ba mu am lu mu jur delluwaat na fa démb ndax dafa doon def inauguration juróom-benn pavillon yoo xam ne ay dëkkuwaay lañ ngir étudiants yi ngeen koy seen noonu ci image yi moom président de la république mu di loo xamante ni lu ñuy saluer la lu ñuy rafetlu la lu ñuy wax ni bu gënee bëri dina gën a baax ndax on a tous été des étudiants daan na metti chambre yi dañ fay xat-xatloo chambre yi da ngay gis ni conditions yi fa étudiants yi di dëkkee dafay xaw a doy waar waaye nu mu gën a mën a am espace wax dëgg fa yàlla bu mënta ñàkk ba mënta ñàkk ñaar wala ñeent étudiants par chambre dina doon li gën waaye léegi da ngay gis lu mot fukk mbaa lu ko ëpp ci benn chambre te doon loo xamante ni boobu promiscuité boobu noonu doon na lu rafet kon moom njiitu réew mi bu àggee université def jëf ju mel noonu ngir yaatal dëkkuwaay bi ngir yaatal espace yi ngir yaatal maanaam dundinu étudiants yi dafay doon loo xam ne mënuñu cee ñàkk bañ a def taxaw seetlu encore une fois ndax lii bokk na ci la nga xamante ni doon na ponk gu am solo doon na jëf ju am solo moo tax nag nu ciy profité waale di wax moom jiitu réew mi étudiants yi wax dëgg fa yàlla doon nañ une frange de la population boo xamante ni ëllëg réew mi ci seen loxo la nar a nekk li tax ma sañ ko wax moom mooy moom sunu njiitu réew mi ku ne xam na ni il a été étudiant au sein de cette université muy université Cheikh Anta Diop mi ngeen di seen noonu fii la jaar ba yàlla dogal tey teg ko ci bopp réew mi kon bu fa delluwaatee dellu na këram dellu na ci famille am soxla étudiants yi nag dafay doon occasion nu waxaale ko doon na loo xam ne ni bu ñu ci defee taxaw seetlu ut ci ay saafara dina doon luy indi jàmm ndax nit ñi nar a yor réew ëllëg te war a dem sàkku ji xam-xam ci ay anam yu rafet am na diggé yoo xamante ni léegi nguur da koy faral di warloog ñoom benn point laa ciy cité mu doon lu ci gën a am solo mooy côté bourse bi dégg naa sax ay jamono am ñu wax ni bourse bi nañ ko supprimer xëy na am na fu ñu ko teg waaye man bokkuma ci ñi am ci ñuy maanaam développer yooyu argument yooyu thèse bourse bi lu am la lu nekk la waaye débat bi kay mi ngi ci ginnaaw état ko warloo ak étudiants yi respect bi surtout respect bi ndax da ngay dem université Cheikh Anta Diop xool leen image yi nii bu période jot bourse yi jotee ndax jotul ñu xalaat un système efficace comme ni ko président bi diggee ci côté bancarisation bourse étudiants yi ñu ut ci pexe moo xamante ni dafay doon loo xam ne dafay résoudre une bonne fois parce que ku bëgg a xañ étudiant bourse mbaa non seulement xañoo ko sax léeg-léeg mu bëgg a jot mu jafe ko te ku ne xam na ni jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci université Cheikh Anta Diop rawatina sunu mbokk étudiants yooyu nga xamante ni dañuy faral di jóge dëkk ak dëkk ñëw fii amuñu fi mbokk xamuñu fi kenn ndax ci côté solidarité da ngay gis léegi dañuy def journée don de ticket dañuy def journée jàppalante entre étudiants parce que nous sommes des frères yoo xamante ni dañuy dimbalante ndax léeg-léeg catégorie étudiants yi ñoo am ñii nii léeg-léeg dañuy am bourse entière ñii dañuy am demi bourse am ñoo xam ne dañuy am aide léeg-léeg sax ay gis étudiants yoo xamante ni li yàlla xam doy na waaw kon étudiant doon na loo xam ne lu mat a fonk lu mat a bàyyi xel la ndax taxaw seetlu bi tey ndem jiitu réew bi dafa dem
ci njabootam joojee nga xamante ni moom moo leen yilif te di leen wutal ay pexe ak ay xalaat ngir ñu gën a nekk ci conditions yi gën a baax dafay baax léeg-léeg ñu waxtaane tuuti si seen jafe-jafe seen jafe-jafe bokk na ci tamit léeg-léeg coow yi ñuy faral di am ak force de l'ordre ndax xool leen image yi des fois étudiants ni ñuy jàmmaarloo ak force de l'ordre war nañ cee def taxaw seetlu defaale appel à l'endroit de ces étudiants ne leen xëy na ndem ñoom dañuy wuti xam-xam te savoir la ñuy xaar ci ñoom ak connaissance kon buñ leen séentu ci champ de querelle wala bataille ñuy dóorante ay xeer di def ay lacrymogène ak ni ñu koy defee force de l'ordre waaye force de l'ordre itam nañuy xam ne ñooñu seeni frère lañ noo bokk doon citoyen ci république bi bokk ndey bokk baay dëkk bi doon benn te waruñu ko xaar ñaar ci suñuy jàmmarloo yi ñuy def ak force de l'ordre xëy na résoudre problème bi c'est simple lay faral di sabab loolu lay merloo étudiants yi ba ñuy wàcc sur le terrain waaye force de l'ordre itam ngir ñoom i tamit ngir protéger ak seen doxalin yëf yi indi loo xamante ni du rafet dañuy ñaan rek lay sabab li tax étudiants yi di wàcc nga la état bi di ko saafara une bonne fois bu ko defee rek xëy na ñoom duñu àgg foofu waaye yàq moom saccage bus ak yu mel noonu wax dëgg fa yàlla bien public bi matu ko daal wax dëgg fa yàlla defe naa ni loolu moom ci citoyenneté ak civisme war nañu rompre ak pratique yooyu nga xamante ni doonu lu rafet wax dëgg fa yàlla donc bëgg nañ daal ci jëfu président de la république boobu à l'endroit des étudiants dinañ gën a bëggati ci kaw yooyu promesse ak yooyu xalaat bés bu doonee réalité wax dëgg fa yàlla ndax réew ku ne xam na taxawaay éducation école ngi nii tijji na bu ngeen deful nànk bu nu doxee tuuti ngeen dégg grève syndicat nangam li koy sabab maanaam mboolem coow yooyu li koy indi yëpp dañu war a ut ay xalaat yoo xam ne dafay teel a freiner lii indi coow loolu ndax problème bu exister rek am na sabab waaye lii indi sababu problème bi toujours bu ñu ci xalaatee wut ci saafara ndax ñàkku fi lu ko may rek dafay verser ci politique verser ci ay détails mu jur loo xam du ko jar nga gis ñiy jàngale di xëccoo nguur ñuy jàngal di xëccoo ak nguur loolu dafay xaw doy waar te ñun suñu yéene moom mooy jàmm am fépp ndax Sénégal dañu war a jug yeewu dépassé yenn ni fonk éducation fonk ñu ñuy jàngal waaye fonk tamit suñu réew fonk tamit suñu njiitu réew fonk tamit suñu autorité yi waaw nu doon benn daal ci bañ a bañante ci bañ a foñante ci bañ a dugal politique ci mbir mu ne te ku ne di yéenee moromam jàmm ku ne di bëggal moromam lu baax li muy bëggal boppam man damay ragal saa su ne ba naan sax man bu ëllëgee xanaa yàlla nu yàlla yërëm rek ndax bu nu ne du nu gën du nu raw mbaa du nu am li nu bëgg ci sunu borom fekk lu nu yéene sunu bopp yéenewuñu ko sunu morom mu doon lu mat a bàyyi xel ndax ku ne ci ñun ñi sa xol set na ci sa nawle sa xol set na ci sa morom ndax problème yi ñuy dund yëpp bu weesoo lépp tamit bu nu toogee kenn ku ne ci ñun ñi en tant que doomu aadama rek war nañ xam ne ni ñun li nu yóbbee lii danoo ñàkk seetu suñu bopp muy problème ci secteur gu mu mën a doon ñu dénk la benn poste nga nar a toog ci ay millions jàmbur mbaa ay milliards jàmbur ngir sacrifier une grande partie de la population ngir sa bànneex bakkat loolu xaw na doy waar ndax jar na ko ci àddina goo xamante ni yow doo fi éternel laps de temps ngay dund léeg-léeg nga gis ay kilifa jël alalu réew dem di ko dénk ci ay banque suisse lor seen askan dee bakka fa ñu defee ne ñooñ dinañ ko delloo si duñu ko delloo si wallaahi bu nu xaymaa woon lanu denc fële ci ay alal bu dellu si woon ci réew mu nekk problème yi bëri saafaraw kon dafa jot ñun ñëpp ñu booloo doon benn àddina nag faa mu am ñu jiite am ñu ci topp faaw ñu wuute gis-gis waaye warata mën a doon buntu ngir ñuy xiiroo wala di ŋaayo donc taxaw seetlu bi ngir bañ a xaabaabal delluwaat ci li ñu taxoon a jóg tey muy demuk njiitu réew mi fële ci université bi ndax tey moom chronique bi doon ko daje jagleel maanaam étudiants yi jagleel ko mbirum éducation mu doon ay xalaat yoo xamante ni wax dëgg fa yàlla bëgg nañ ñi ñu jiite bàyyi ko xel rawatina waaw ñaari parti yëpp faaw mu am sacrifice faaw mu am coopération faaw mu am dialogue waaye du ci dóorante xeer sànnante lacrymogène xiiro ak ŋaayo lay problème bi xam nañ ko ndax yàggul dara sunu mbokk sunu xarit sunu soppe yal na yàlla yokk leeram taas ñu ci barke moom Serigne Fallou ca Touba
Fallou Sène nu koy rendrale hommage à travers chronique Jantal Mara. wax dëgg fa yàlla li fi xew ku ne xam nañ ko duñ ci delluwaat kon président bi am na lu mu ci jëfoon à l'endroit de la famille maanaam moom Fallou mi faatu waaye du nu soñoon plus jamais ça Fallou ngeen koy gis ci image yi noonu bu nu soñoon plus jamais ça wax dëgg fa yàlla war na mën a doon une famille toog waxtaan lii mooy sunu jafe-jafe état jàppale ñu ci ak képp ki nga xam ne mën na dugal loo xam ci njàng bi syndicat yi jàngalekat yi nguur gi la mu warloo ak ñoom ñu profité waale tamit ñoom itamit nanu fexe daal ba yooyu problème parce que lu ko mooy année blanche dina fi delloo si perturbation dina fi delloo si njàng bi am gàllankoor te école tijji na te bëri na loo xamante ni mi ngi fiy tege parents yi côté fourniture yi xale yi école ubbi na xam nga léegi nag bu fekkee réew mi dafa am fu mu toll ci jafe-jafe nag yooyu dafay doy waar pour ñu résoudre ko donc mu doon tënk rek loo xam ne bëggoon nañ cee woon def taxaw seetlu lancé wàlle appel rek wax dëgg fa yàlla nu ànd doon benn di ñaanal ñëpp jàmm mu doon chronique Jantal Mara nu am mbégte lool wax dëgg fa yàlla dañuy fàttali rek waaw li nu tax a jug daal mooy point bu ci nekk rek ña ñuy déglu mbaa ñu ñuy seetaan te ñu am ci pexe rek wax dëgg fa yàlla mu doon loo xam ne jarul ñuy xaar kenn ni ñu takku jug jëf waaw wax dëgg fa yàlla te may wax homme politique yi mbaa ñi yàlla mën a wërsëg yi tamit bu nu xaar toujours ni il faut ma falu pour ma def dara waaw booy def lu baax def ko rek wax dëgg fa yàlla booy def lu baax def ko rek bu ci xaar ma demb bu ci xaar ma sàmb di leen ñaanal aljuma jàmm di leen jox dig daje très prochainement incha allah ci numéro bu bees ak seen chronique Jantal Mara.